monsieur le maire Talla Gadiaga mobilisation bi mu fi def loolu mobilisation folklore la du mobilisation wu doole mobilisation boo xamante ne nii da ngaa xool sa ñi ngay àndal quelques personnes yi ñu rus ñu ut ay 17 jox leen dajale ay booyu amul 15 ans jox leen 1500 ñu ñëw loolu du mobilisation boo xam ne mobilisation wu doole la loolu mobilisation wu politicien bu fi yàgg a nekk yore suñu alal di ko fowee la quoi te donc foofu li ma fay wax lenn la mooy imaginel tey xaalis bi ñu jël def ko ci tiset def ko ci folklore jël loué ci ay car jox ci ay nit 2000 1500 loolu noonu buñ ko jël te moment yi ñuy def loolu am na côté Malika yoo xamante ne nii inondation bi mu ngi fa ba léegi côté barax bi soo fa duggee ayti soo fa duggee ba tey ndox maa nga fa te pourtant loolu ñu yàq noonu buñ ko xaajoon ñetti xaaj mën naa jeexal ndox mi foofu noonu ba mu jeex tàkk quoi kon loolu du mobilisation wu tous loolu xawma kan la jaaxal wala xawma kan la tiital mais nekkul en tout cas ñun ñi nga xamante ne nii xam nañ carrément ce qui se passe sur la terre ci biir terrain bi. gis nga tey jii nii c'est bien beau comme li ñuy def nii rek tàmm nañ ko def bu élection jubsee ñu génn population bi di leen jënd ak jaay di def mel ni ñuy def transaction ñii di indil ñii di yóbbul ñee c'est très irresponsable dama gëm ne enjeu yi fi mu toll nii ci benn dëkk bu responsable dafa dépassé loolu léegi li ñu war a xool surtout du ñaata nit ngay mobiliser mais plus daan nga def wax ji yëpp foofu la yéen a ngi ñuy poser question boo xam ne si nii ça revient très souvent di tax nag ñuy tudd indexé monsieur le maire ba mu leer nañ mooy que ne moom lañ jox suñu dëkk pendant 20 ans qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Donc c'est légitime pour que jeunes yi soient frustrés et que ñu xam li ñu bëgg nag dem nar ko jëli ji. mooy li mu def keroog ñii di ko woowee démonstration de force ñii di ko woowee montée en puissance dama leen di wax rek ne batterie boo xam ne si nii dem na ba jeex boo ko chargé tamit montée en puissance amut foofu xam nga lan moo fa am saale ak nax askan bi comme liñ tàmm di def à chaque fois mais dafa jeex bii ba xam nga lu mel ni 1000 jeunes bi nga xam ne si ni Oustaz Gasso ko initié ak ñëpp ñi nga xam ne daje nañ tey jii nii ñooñu mënoo leen saale mënoo leen nax. waaw d'abord loolu dama ciy def benn fàttaliku 2014 soo xoolee 2014 li tax Talla gagné mooy que ñi fi nekkoon doon jaamaarloog moom dañoo tasaaroo. loolu tax mu gagné leen donc foofu am na leen lu ma fa bëgg a wax mooy gis nga ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg mairie bi ñu ci ëpp seen intérêt moo leen tax a jóg loolu moo tax ku ci nekk da ngaa bëgg a jiite loolu laa bëgg nag waa Malika yeewu ci askan bi ñu yeewu ci loolu quoi parce que ñoom tey bu ñu booloo nekk benn Talla contre kenn kon problème yi yëpp du am kenn du nekk fii di sonn ñaari coalition moo fi nekk coalition yeewi askan bi ak coalition Benno Tas Yaakaar n'est-ce pas ñoom ñoo fi nekk ñaari coalition yi rek a fi nekk léegi nag ñoom ñooñu noonu ku ci nekk peut-être di nga génne sa leader bu ñu nekkee ay nit bëgg dëkk bi dëgg-dëgg nañu dindi intérêt parti dindi intérêt ay bëgg-bëgg lu président de la république bëgg nañu def li nga xamante ne nii loolu la waa Malika bëgg mooy ñoom nañu booloo nekk benn yaa ngi dégg taxaw pour Malika bu bees Malika bu avancé ci kanam quoi. waral nag ñun jeunes yi objectif bi dëgg loolu la nag maanaam ñun bëgguñu dara di ñu bett képp koo xam ne jeune nga nekk fii ci dëkk bi fii ci Malika ñu ngi lay woo ci mbooloo bii ñu bëgg a booloo ñun jeunes yi ñu booloo nekk benn ñoom suñu àndee ñu ànd ak ñoom nekk benn suñu àndul ñun jeunes yi ñu def liñ bëgg a def. suñu gisee koo xamante ne nii tey yaa ngi dégg suñu boolee suñu doole ak moom Talla jóge fi dañ koy def parce que nag tey taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko dëgg-dëgg mooy lan mooy changement Talla ak ñi ànd ak moom ñu abal ñu suñu maire yi loolu mooy bëgg-bëgg bi kon bu ñu gisee koo xam ne tey suñu boolee suñu fukk ak fukkam muy ñaar fukk dañ koy def pour duma waa ji fi ne. apport bu ndaw mooy que sunu Malika c'est aussi des chiffres hein. Sunu Malika c'est 5 ans dans la politique de développement c'est 1152 membres
sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook. On est une communauté virtuelle de 1152 personnes ici à Malika. ñi ci dooleeku que mu nekk Oustaz Gas ak 1000 jeunes ak ñeneen ñi nga xam ne si nii ñëpp ñu ngi rejoindre si doon ay tête de file doon ay jeunes ci dëkk bi parce que discours bi dafa yomba défendre tout simplement c'est les jeunes ak seen liste donc képp kuy jeune tu es concerné donc ñii ñëw dinañ fekk si ñi fi nekkoon ñu gën a renforcer wu mais encore une fois les élections aussi c'est des chiffres mais xoolal bu baax a baax chiffres ñi nga xam ne si nii ñëpp record yi ñu def pendant les élections ci nombre de votes yi bëri na bëriwul mais boo xoolee jeunes yooyu buñ ko cumuler ba mu daje jeunes yi ñoo leen ëpp donc nous on a du pain sur la planche on a beaucoup de travail boo xam ne nag tàmbali nañ ko te ñu ngi ci te ñu ngi woo tamit leader politique yi nga xam ne si nii gis nañ ci jeunesse bi une jeunesse consciente capable de relever les défis de cette nouvelle configuration du monde ñu ñëw ñoom yool li ñu seen xel ànd ak ñun tout simplement ñun ñoo leen di woo parce que ñun liggéeyuñ pour dem di fekk ji kenn di ko jox nit yi nga xam ne si nii transaction boobu moo fi jeex ça c'est pas de la politique c'est du banditisme tout simplement di jël ay nit di jënd seen conscience di ko jaay c'est illégal tout simplement donc chiffres yi c'est important mais ñu nit ci chiffres yi lañ nekk bu kenn fàtte ne on est la nouvelle génération ñu dugg ci par yenn saa yi ci yenn nit yi comme keroog ni ñu ko defee biir Malika Plage mais question bi dafa ñëwoon que mouvement de jeunesse mouvement citoyen xam nga nan lay ñëwee dugg songu punkal yi nii et tout ça alors que y a des gens yoo xam ne ñu ngi toog frustré wu ñooñu bu ñu ñëwee ci ñoom comment ça se passe moo tax ñuy invité waat ñëpp encore une fois je l'ai dit tout tantôt ci déclaration bi de nous rejoindre ci jëf tour bi on fait un marathon de 35 jours dans les 32 quartiers de Malika ñooñu ngay wax noonu dañ leen a war a fekk ji fi ñu nekk parce que c'est le rôle des politiques de sensibiliser nit ki bala muy voter ji dafa war a conscient ci lan moo war a tax muy voter c'est un devoir daf ko war a def anyway mais politique bi ni mu ko ci mën a jàppalee mooy conscientiser ko mu xam dëkkam nan lay doxee ñun on a choqué des jeunes dañ leen di wax lu xew ci dëkk bi que mu nekk ci 37 hectares yi xam nañ lu xew ci dëkk bi de que mu nekk 37 hectares yi 2 voies yi que mu nekk ci lépp luy xeetu litige ak ay malversation yu xew ci dëkk bi da nga leen koy expliquer mais ils sont bouche bée dañ naan la non non loolu mënul nekk ils ont l'impression d'être dans un film te effectivement noonu la demee film délinquant la benn mafia voilà ñooñu nag il faut les voir expliquer leen lu xew mais aussi leur donner un message d'espoir parce que ñooñu dañoo bëgg tey def seen devoir citoyen mais def ko de manière responsable d'ailleurs bëri na ay bulletins nuls yu nit yi di gis loolu la da ngay dugg doo xam koy voteel nga def ko bulletin nul génn dem tout simplement loolu nag ñun ñooñu ñooy suñuy cible ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a liggéey dëkk bi parce que la ñuy yëg noonu ñun moom la ñu yëg depuis des années bëgg nag mu dakk tey moo tax ñu waral ñu teg xeex bii nii. jeunes yooyu ngay wax noonu nga xamante ne nii ñoom ay jeunes yu am xam-xam lañ ay intellectuels lañ xam nga mais ñoom dañuy toog dañuy préférer maanaam bañ a bokk ci yëngu-yëngu yi bañ a bokk ci wax ji maanaam toog observer yaa ngi dégg xool fan lañ jëm te ñu ci ëpp ci ñooñu noonu ngay wax jeunes xamuñu lan lañ war a def. ñooñu leen lañ leen di wax mooy déjà ubbil nañ leen suñu buntu pour muy leer. maanaam tàmbali dara loo gis day am ñu koy tàmbali mais ñi koy tàmbali nekkul ñoo ko gën a xam nekkul ñoo ko gën a comprendre bépp jeune boo xam ne yaa ngi ñuy déglu ñun amuñu xam-xam xamuñu dara mais dañoo am engagement bëgg suñu dëkk ñu ngi woo ñëpp nag ubbil nañ ñëpp suñu buntu képp ku bëgg a ñëw c'est facile ubbil nañ suñu buntu amul benn problème. sama mot de la fin donc dama koy tënk ci ñaari kàddu rek benn bi mooy dama koy jëmale ci. askan bi yëpp beneen bi tamit dama koy jëmale ci yenn ci kilifa yi nekk ci dëkk bi may jëmale ci askan bi yëpp mooy lillahi wa rasulihi képp ku fii votel candidat maa ngi lay ñaan ne la di la bàyyiloo xel ne la bul ko votel mukk ndax affaire de émotion quoi maanaam ay dafay jënd ay ordonnance dafay yóbbu nit ñi dafay jëndal nit ñi ay fourniture dafay joxe dépense day fay courant non bu ñu votelee nit loolu su doon loolu la kon jarul sax ñuy folli système yi fi nekk parce que système yi ñoom noonu la ñuy doxee dañuy ñëw xiifal la
après ñëw jox la tuuti nga sex pour nga voter leen kon bu ñu xoolee loolu nañu xool ki nga xamante ne nii même bu la joxul dërëm même bu la mayul dara xool ko lan la wax ci kaw ne la fii laa bëgg a jëmee Malika nii laa na la wax ni mu koy defee bu dee luy laaj xaalis la it na la wax xaalis bi fan la koy jëlee na lépp leer ci sa bopp nga soog a ànd ak moom mais bu ñu ànd ak nit parce que defal na ma nangam defal na ma nangam jëndal na ma nangam bu ñu def loolu mukk maa ngi koy dénk képp koo xamante ne nii yaa ngi déglu yaa ngi seetaan vidéo bi quoi di wax beneen bi tamit suñu kilifa yi nekk si dëkk bi foofu laay tëjee mooy li laay war a suulihi yéen kilifa yi nga xam ne yéen a ngi ci dëkk bi te leer na leen ni carrément moo xam ngeen wax ko moo xam ngeen bañ ko wax waaye xam ngeen ni ki fi nekk fii ba 20 ans defu fi tus defu fi dara kenn xamul fan la jaarale alalu Malika bi kenn xamul fan la ko dugal comprendre nga ngir yàlla war a suuli ngeen ñëw rejoindre jeunes yi même su ngeen mënul feeñ mais ngeen ñëw ànd ak ñun ci suñuy idée ànd ak ñun ci cause bi ñuy défendre seen frère la Oustaz Gass marhaban bikum. waa Malika sunu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen remercier ci déglu bi ngeen ñu déglu ak di ñu seetaan ngir ñu waxtaan ak yéen ci avenir u Malika damay rejoindre un peu li sama frère wax jëm ci responsabilité wu ku ne ak li nga xam ne moom la war a jëmmal ci biir dëkk bi na ku nekk xam ne mbir bu amee doon ñaawteef wala lu rafet lu askan bi rafetluwul képp ku ci ànd complice nga te nag mbir yi war naa dépasser foofu fi mu toll nii monde bi dafa am configuration bu bees te Malika nag yàgg naa des ginnaaw kilifa diine bu mag bu dul ki samp dëkk bi su ma juumul nee na Malika de dina yéex a séddu mais bis bu séddoo ñu bëri gedd seen cër te nag gëm naa ne yegsi nañ ci temps boobu parce que lu amul woon bis bu amee mën nañ gëm ne yoonu changement la yoonu yokkute la te ci loolu la ñuy dox ba tax na maa ngi leen di invité waat encore une fois ci jëf tour bi mais aussi ci suñu yeneen événement marquant yi ren nag comme innovation ci élection yi je pense que kenn defagu ko ci histoire politique locale bu Sénégal mooy que dinañ def un projet de société mais inspiré par les Malikois am nañ ay projet phare pour Malika am nañ ay xalaat yu rafet pour Malika mais Malikois yi tamit am nañ seen kàddu ñi ngi leen ni ñaan ñoom ñëpp bu bis ba jotee dinañ dajale ñëpp ñi nga xam ne si nii seen kàddu war naa jib que mu nekk ñi nekk ci mouvement sportif yi que mu nekk ci mouvement culturel yi entrepreneurs yi ñi nekk ci santé bi ñi nekk ci éducation bi ngir ensemble ñu génne idées yi gën pour Malika pour tëgg ci benn projet de société parce que nag mbir yi foofu la toll monde bi foofu la toll buñ ko weesoo dinañ leen woo ci benn 72 heures boo xam ne si ni ñun ñëpp ñoo koy ànd defandoo 32 quartiers de Malika yëpp dajee saafonte jëmmal li nga xam ne si nii moom la jeunesse bi di représenté incha allahu rabbi beneen événement bi nga xam ne nag moom la ñu tëjee ngir sargal kii nga xam ne moo sanc dëkk bu rafet bi di Malika waaw ñu koy béggee di béggee Malika ñun ñëpp a bëgg Malika ñun ñëpp a bëgg Malika waaw bëgg nañoo def li ñuy woowee la marche des étoiles donc événement yooyu yëpp ñu ngi leen ci xaar te xam ne nag ñu ngi liggéey képp ku bëgg a liggéey bien nous rejoindre voilà man la Pape Omar Diagne ñu may woowee Boursine di leen remercier bu baax ci turu waa sunu Malika yëpp